dal leen ak jàmm ci beneen numéro contradictoire comme ni ngeen ko xamee contradictoire nekk seen chronique bi leen di jàngatal actualité réew mi ak bitim réew tey nag ñu ñëw ci beneen sujet bi nga xamante ne depuis démb gars yi ñu ngi ciy waxtaan mooy l'affaire Mbackiyou Faye discours bi nga xam ne tenir na ko Massalikul Jinaan ci kanam ñëw xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bachir yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér donc liñ ciy wax bariwul. parce que Sénégal boo xoolee en fait lépp lu nga xam ne dafa jëm ci diine wala jëm suñu kër diine yi c'est un peu sensible mais parfois da ciy baax aussi ñuy def ay taxaw seetlu parce que dañuy war a def différence entre politique ak religion li tax ma wax ko mooy sénégalais yëpp ñu ci bari déglu nañu discours Mbackiyou Faye bi te jàpp naa ni c'est purement politique li tax ma wax ko nag bon jarul sax ñu ci sori parce que ñun ñëpp seetaan nañ vidéo bi parce que tey bu fekkee dafa wax que ni Macky Sall d'accord ku bëgg Serigne Touba dañ lay bëgg loolu kenn naataabale ko fii ci réew mi ndax bëgg Serigne Touba sax sak la mais boo demee bay wax que ni bon peut-être yow la ñu àndal alors que vraiment ku bëgg Serigne Touba ñu àndal la te Serigne Mountakha toogal fi Serigne Touba te Serigne Mountakha nekk xalif général Mouride yëpp pour man jàpp naa ni warul am consigne de vote warul am orientation politique man jàpp naa ni erreur de communication la def vraiment te nag pour être sincère affaire la yoo xamante ne pour man c'est à éviter parce que li tax ma wax ko mooy à chaque fois le constat est fait peut-être moom mën na wax par rapport ak relation bi mu am ak le président Macky Sall loolu kenn du ko tere parce que fii ku nekk am nga position mais tey bu ñu demee bay joxe ay consignes de vote te ku ne xam ne enjeu yi nga xamante ne moom nekk suñu kanam mën na sax fragiliser diine ji wala ku yëpp yoonu murit sax mën na ko jaarale ci loolu parce que politique moom débat bu ouvert la tey am na ñoo xamante ne ànduñoo ak yow am na position boo xam ne boo ko jëlee dañuy dal sa kaw moo tax boo xoolee depuis démb réaction yi ci commentaires yi da ngay gis ne vraiment ñu bari ci ñi nga xamante ne intervenir nañ jëm ci sujet boobu noonu ànduñu ak li Mbackiyou Faye def parce que nag fii ku ci nekk am nga droit gëm ku ci nekk am nga droit ànd ak ki la neex mais quant à bon kilifa diine yi ñu bàyyi leen ñu nekk kilifa diine parce que gars yi ma wax la gars yi dañuy utiliser ay affaires politiques pour mën a fragiliser religion bi parce que li mu wax démb dañ ko mettre devant le public ku ci nekk indi si xalaatam te ñi ëpp ci ñi wax ànduñu ak moom affaire la boo xam ne c'est à éviter man boog je suis contre man communication bi mu jàllale jour boobu noonu dëgg la baax na nga jël 1 milliard def ci jumaa Massalikul Jinaan jox xalif bi ziar ko lu baax la affaire la boo xamante ne ñun dañ koy dund ak suñu kër diine yi mais warta tax qu'on donne des consignes de vote qu'on le veuille ou non loolu moo am man vraiment je suis désolé pour être sincère parce que Mbackiyou kilifa la Mbackiyou nit la koo xamante ne dafa am référence ci yoonu murit di ci nekk ci jàmbaar loolu am ci tey am na taxawaay boo xam ne bu ko amee rek mën na créer cacophonie mën na créer benn haine envers moom ak ñi nga xamante ne ñoom la ko sekkal te nag yoonu murit wax dëgg yàlla waxu Serigne Saliou Mbacké bi rek laay indiwaat c'est-à-dire affaire de politique amu ci defar amu ci yàq day tëddee njaaxaanaay parce que ñëpp la fi nekkal ku toll ni Mbackiyou Faye taxaw carrément di wax que ni Macky Sall moom moo ñu neex moom moo bëgg sëriñ bi d'accord moo bëgg sëriñ bi mais bëgg sëriñ bi taxul tamit moom ku mu àndal wala ku mu bëgg ñu àndal la sénégalais yi di àndal parce que la politique c'est autre chose mais diine leneen la. j'aimerais bien ñu sensibiliser jeune bi par rapport ak fait yi nga xam ne moo am les agressions man j'attendais plus ce discours Mbackiyou que vraiment di wax que ay ñu ànd ak kii wala bu ñu ànd ak kële. parce que wax dëgg yàlla c'est pas ça le débat actuellement parce que dëkk bi ak dafa nekk ci benn situation boo xamante ne c'est une situation catastrophique crise financière baa ngi fi ku ne xam na ni njëg yi yokku na crise sanitaire baa ngi fi hôpitaux yi duñ jug di ci wax crise politique baa ngi fi jàppal bàyyil kenn xamul la ban orientation nga war a am allant dans ce sens kon ñi mel ni ay Mbackiyou Faye dañ leen xaar vraiment si ginnaaw mbubu diine bi ñu sol ginnaaw kilifa giñ leen di xoolee ginnaaw jiital giñ leen jiital fonk giñ leen fonk ñu ñëw aussi ci jafe-jafe askan wi parce que askan woowu tey bu màggal jotee ñooy dajale seen fukki dërëm ak 100 francs ak 1000 francs dem yóbbul xalif bi ziar ko te ànd ceeg mbég loolu nag mais askan boobu tey mooy souffrir askan boobu tey moo amul lu mu lekk moo amul lu mu naan te wax dëgg yàlla ku mel ni Mbackiyou Faye ñun xaar nañ ko ci mu plaider askan wi jëm ci loolu c'est pas que dafa contre Macky wala dara on n'est pas dans ça mais ba ci kilifa man waxuma sax Mbackiyou kilifa diine yëpp kër kilifa diine yëpp war nañ door et déjà di wax si jafe-jafe yi askan wi di dund xëy na ñoom ñu mën leen a déggal ngir jàpp ci parce que lu doon jar 500 léegi mi ngi dem ba 1500 dëkk bi gën di metti
donc c'est ces genre de discours la ñuy xaar vraiment ci Mbackiyou Faye ak ñi nga xamante ne ay kilifa lañ am position bi mu am statut bi mu am mais pas que taxaw di wax que ni bon Macky Sall vraiment da nga bëgg Serigne Touba wallahi Mbackiyou bu fekkee ku bëgg Serigne Touba ñu bëgg la rek bon réew mi ñu bëgg Serigne Touba bari nañu ku bëgg Serigne Touba dañ laa war a bëgg yàlla moo ko wax yàlla moo ne ku xeex ak wàlliwu yàlla man yàlla ngay xeexal kon bëgg Serigne Touba intérêt wu nit képp bépp nit ku baax dafa war a bëgg Serigne Touba mais quant à yow la ñuy jàppale loolu c'est autre chose parce que fii nag ku ci nekk da nga am sa position di ko défendre ku ci nekk am nga say ambition di ko défendre réew mi nag ku ne méttiwul xëy na méttiwul si sa côté mais vraiment population bi ñu ngi souffrir te pour nga xam ko jarul sax nga nekk fi di déglu ay chiffres wala ay bilan wàccal ci terrain bi rek di nga xam ne vraiment askan wi ñu ngi souffrir. bokk sëriñ bi nag taxul wax dëgg yàlla ñu bokk fi ñu war a gisee ci politique parce que politique leneen la tey politique boo ci xasee ba nekk rek bon yow yaa ngi ci beneen monde yaa ngi ci beneen dimension genre commencé nga exposer sa bopp mais lu ñu war a wax mooy gis nga askan woowu noonu ñu bëgg a orienter ci benn consigne de vote askan boobu ñooy souffrir boobu askan tey ñoo fi nekk bëgg a lekk mënuñu ko askan boobu ñoo bëgg a faju mënuñoo faju donc pour man wax dëgg yàlla bokk sëriñ bi loolu lu baax la waaye bokk sëriñ bi warta tax ñu bokk fi ñu gisee ci politique parce que tey ku ci nekk am nga yaay xool ki la doy nga dem nga votel ko donc ko votel parce que programme am doy na la ça n'a rien à voir kon pour man Mbackiyou Faye ñu ngi ko doon xaar ci moom programme am en fait ci ay projet am jëm ci yoonu murit ak jafe-jafe bi nga xamante ne askan bi nga xamante ne ñu ngi koy dund te amuñu maanaam am nañ ko leen ko waxal mais ki ko wax te war ko wax ba pare ñu dégg ko moo jafe askan boobu tey moo nekk di souffrir kon ñun Mbackiyou Faye foofu lañ ko doon xaar mu jàllale ces genres de discours pour ñu xam ni vraiment askan bi kat ci lottu lañ toll parce que ñooñu ñëwoon Massalikul Jinaan ñooñu ñoo dajale seen i fukki dërëm ak seen i 100 francs ak seen i 1000 francs cotiser ko bu màggal jotee ñu dem jox ko addiya ci xol bu sedd guy nag kon ñooñu kenn ëpp leen ngëm-ngëm ci yoonu murit waaye tey ku ci nekk am nga nooy gisee ku ci nekk am nga position ku ci nekk am nga foofar jëmale ci politique te aussi sénégalais yi Sénégal dépassé na aussi fu kenn di joxee rek consigne de vote ne dem leen voter diw te Touba c'est un exemple patent c'est un exemple pertinent par rapport à ça parce que Touba bu ñëpp defoon ni waa Touba di def Sénégal dina dox waa Touba dañoo am projet Touba sa kanam xaaruñu état ci lenn état nag lu mu def jëmale ci Touba daa def wàccuwaayam parce que dañ ko koo dénk xaalisu réew mi nag daa dugg fu mu war a dugg tàmbalee ci kilifa diine ak wàcc ñëpp ba ci askan bi ki gën a suufe ci askan wi ndax loolu mooy dëgg kon vraiment jàpp naa ni message la boo xamante ne ça à éviter message la boo xamante ne vraiment war nañ ko mën a dépasser parce que les politiciens dañ lay utiliser à des fins yoo xamante ne doo comprendre parce que keneen ku dul Macky Sall bu fi ñëwee war na liggéey ak Mbackiyou Faye ci yoonu Serigne Touba keneen ku dul le président Macky Sall kon vraiment loolu lu ñuy war a bàyyi xel la ndax Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar nit mën na far ci opposition bi te kenn gënu ko doon murit nit far ci pouvoir bi te kenn gënu ko doon murit kooku tax da nga koy mettre mal à l'aise pour mu def son choix te wax dëgg yàlla jeunesse bi léegi dañoo yeewu jeunesse bi léegi dépassé nañu vraiment fu ñu leen di joxe ay orientation pour ñu dem voter parce que élection yu mujj yëpp wane na ko donc vraiment loolu lañu indi woon tey ci seen émission contradictoire di leen wax aussi di leen fàttali que bu leen fàtte di aimer mooy may doole page bi ngeen di commentaire ñu leen koy delloo ngeen abonné ci page bi bu ko defee lu ñu jàllale rek ngeen ciy jot lii lañ leen indi loon ci contradictoire di leen jox dig daje ci beneen chronique wala ci beneen numéro